Assane Fatou Diop ak Ada Fatou Diop ak Mbaye Fatou Diop Souleymane Fall la seen bàyyi tudd Modou Khoudia Ndiaye jàng maamu xaasam cem dama amar makka mu Malikuli Alikuli taw de ceefum njóogu la man pala ma njambal ma ca langu yaay ak taaw ya waaw alaaji Gaston xaali mbeng la ni wooye sa baay Ajar Soda Fall la ni wooye yaayam Assane Fatou Diop Ada Fatou Diop Mbaye Fatou Diop Souleymane Fall la seen bàyyi tudd Modou Khoudia Ndiaye njàng maamu xaasam cem dama amar makka mu Malikuli Alikuli taw de ceefum njóogu la man pala ma njambal ma ca langu yaay ak taaw ya makan xaali mbeng yaa doon ngor ga yaa doon du jom ja ndax sa kër maam daaw nu mujjee rax su du njëkk a sukk du topp ci ginnaaw kenn sa kër maam du wax di ca dellu sa kër maam du waru mool te ku sàcc seen balaan guddi àll baa ngi génn bu réew ba nuyu oxo dama ne ku amul géwél daal amoo dara ah kii mooy Serigne Mbaye. Serigne Mbaye ngoog suñu géwélu judda ngoog. waaw wane na ko ku baax. moom moo ñu xam. ah waaw moom moo ñu xam ba ca ndànd. mooy suñu géwél. ay ca bisimilah makan loolu nuyu naa loolu ñëpp. sedd na xol maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Père Gaston sama pap di ko nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm lii yëpp moom la lii yëpp moom la làmb su yegsee fii daanaka ñëpp xam nañ ko moom la moo tax ñu koy woowee le Don King de l'arène di nuyu tamit sama benn tonton bu baax Mbaye Fall le coordinateur exécutif de Gaston Production moom tam lu bëri la ci dafa dul feeñ rek waaye lu bëri la ci waaw maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu waa Gaston Production yëpp équipe la et on est très bien organisé tey nag ñu ngi taxawal combat Balla Gaye Gris te xam naa ni revanche bu neex a neex la nar a nekk avant ñuy sori sax bon comme Balla bi mooy presque 3e signature am jot naa gis visite médicale am gi yooyu balaa ma ciy sori rek Gris pour mu leer rek est-ce que indi nga waaw waaw moo xool waaw balaa ñuy avancer parce que bëgguñu kenn ni wéruma waaw bëgguñu kenn ni wéruma bëgguñu kenn doute di ci am waaw loolu am donc l'information de diagnostic normal li loolu mooy apte na voilà très bien loolu mën nañu continuer merci beaucoup. léegi nag le 3e tigre de Fass ci yow laa jëm waaw parce que Balla moom fi mu nekk nii dañoo wax ak moom ba waaw mooy loolu yow lañu yàkkamti woon say wax ah Balla ñetti contrat la am ñaari signé na ko ba pare mu des yow tey jii nag lañ koy paraphé sa manager wax na ko léegi yow it dégg naa sax nga toog ci plateau wax ko bu ñu la limalee défaite contre Balla Gaye bon bien que palmarès moom yaa ngi ci mais yow ba léegi nanguwuloo parce que nee nga wëlbët gàng wala dóor bu ni këpp mooy tax nga nangu léegi nag acte 2 baa ngi nii clarification baa ngi nii Gaston taxawal na ko yaa d'abord sa diggante ak Gaston nga gën ci indi leeral pour waxtaan mi nan la def ba ngeen jubóowaat ba tey jii nga war ko bëreel ensuite sa diggante ak Balla nan la nar a dem. non non donc kéem auzu billahi min asheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim macha allah la hawla wala quwwata illa billah ñu ngi ziar ñëpp di am contentement teew fi tey dëgg yàlla nee na dañoo am tiis avant ñuy ñëw fii parce que nag suñu waajur jigéen soxna su koy jonn di suma rakk suma pap di ma jur moo génn àdduna moo koy jaale nag waa Yoff yëpp di ko jaale waa Kour Safe yëpp di ko jaale waa Tiki waa Jas waa Ngapparu Kour Safen bi yëpp rawatina nag waa Yoff suma yaay jooju nga xam ne suma lan la ci man sax sama bàjjen la waaw sama bàjjen jooju nga xam ne suma papa da ko bëggoon lool amul fu ma ko teg maa ngi koy jaale nag mbokk yi yëpp waaw li tax teewuma tey ci dëj bi lii laa doon bañ mu échappé ma
pour képp ku mu fa gisul te mais incha allah demit naa fa teew mais maa ngi koy jaaree ñëpp di am contentement trop nag teew fii parce que tamit Gaston moom xam nga ni mooy Pape Mbëri quoi qu'on dise rek mooy nit la koo xam ne il est très engagé bu duggee ci dara bëri na xuloo nag xam nga bëri na raak mais liggéeykat la xam nga nit moom noo mën a mel te liggéeykat nga te boo duggee ci dara rek da ngay mettre le paquet c'est très important et c'est une personne à encourager c'est une personne à féliciter avant mooy xuus rek ma nuyu suma adversaire du jour Balla mon frère maa ngi lay jaar di la tatagal di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa ay bokk di nuyu père Babou di nuyu Makan xam nga new generation ñu ngi lay encouragé bu baax a baax di la wax ni dalal jàmm di nuyu presse bi yëpp mais Gaston moom dafa mës a nekk un collaborateur malgré na parfois nag ay nit bu ñu bokkee liggéey des fois mënu ñàkk yooyu waaw loolu mënul ñàkk te 90% de mes combats moom moo ko fisale moo ko taxawal lu mës a nekk ay partenaires moo tax lii tey mu taxawal tey duñ ko ci encouragé te nag période bi nga xam ne nag Malick Gaston mi ngi pour ay moyens di ko dugal ci làmb période bu cruciale la woon période bu critique la woon diggu pandémie bi la Gaston dañ jékki xaalis di jox am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ko doon tayaloo sax naan ko li ngay def est-ce que wóor na kon kooku tey musul denc ci làmb malgré que amoon na benn recul pour quelques années mu toogoon kenn gisu ko mais bi mu ñëwaatee xam nañ ni nit la koo xam ne tey jeunesse bi ñor na ko nit la koo xam ne bëgg na développer parce que làmb nag quoi qu'on dise li ñu mën a wax yëpp facteur de développement la ay jeunesse ay jeunes ñoo ci nekk 90% te Gaston ak effort yi muy def yëpp ba léegi mënul satisfaire mbër yi parce que on est 8000 et poussière kon c'est une personne à encourager c'est une personne à féliciter venant de l'État kon li nga wax sànq état bi il faut mu jàppale ko pas seulement moom parce que am na ay moroom yu fi nekk am na ci ay rakkam yu fi nekk les Pape Abdou Fall et les consorts yeneen booy yu ndaw yi tey effort yi mu def tey pour taxawal lii tey am xam-xam la ak équipe ay Mbaye Fall boo gisee Mbaye Fall nga xam ni mooy derrière ay ñeneen ak ñeneen ay Abdoulaye Ndiaye ak yooyu c'est des personnes yoo xam ne à féliciter kon boog ñu ngi lay ñaanal yàlla père li nga bëgg ci làmb ji dal na ko yàlla defal li nga xam ne da nga ko summ muy ci bal ba pare léegi nag quoi qu'on dise mooy ñaari avance ñetti avance dafa xew te loolu dafa arrangé mbër parce que tamit quoi qu'on dise tey sport de combat yi am ci àddina bi yëpp planification la boo demee ci MMA bi dem ci yeneen sport individuel yi calendrier ngay am athlète bi pour nga xam ne toute une année da ngay nekk en préparation mais imagine-toi un lutteur qui prépare un combat toute une année parfois nga ñëw ba ci pàccandew ba ñu ne combat dañ ko reculer tey bu la yàlla mayee nag Gaston ñëw parce que daan na ko fi def ak Moustapha Gueye daan na jël ay 3 avances 4 avances à chaque fois il est toujours en activité il est toujours actif kooku tey da ngay chaque jour da ngay am fraîcheur physique mais bu nekkee da ngay toog di xaar benn combat jëmale ko xaw ma ban at te combat boobu balaa moo ñëw boo jëlee ci combat bi ay boro kese boo amul soutien amoo ñu la jàppale dafay métti ci yow kon boog système bi nga xam da nga ko teg muy du jox mbëri ay benn avance ba ñaar ba ñett ñu la ci encouragé di ubbi nag buntu yi di ubbi buntu yi nag ñun jeunes yi nga xam ne tey dañu wane seen bopp ci làmb ji te ñun exclure nuñ kenn li Balla di def nii tey am 2 avant ñaari avant je suis prêt pour le faire parce que am na ay boy yoo xam ne fii tey c'est des gosses ay boy yu ñu war a jox ay chance lañu boy yi ci xam boy yi wane seen bopp nag waxuñu la n'importe quel boy boy yi nga xam ne dañu toj pas ñuy jox ay boy yoo xam ne tojuñu fenn boy yi nga xam ne dañoo yëngal toj làmb ji pare nañ tey pour jox leen chance pour am ay 2 avance 3 avance pour année pour gën a làmb ji gën a yëngatu xam nga loolu daal ñu ngi ko lay encouragé di la ñaanal yàlla yaa xam li nga bëgg ci làmb ji yàlla na ko yàlla defal ci barke alxuraan. le combat. acte 2 bi mooy. waaw man dama mës a déplorer nii Balla daanu mën na ma daan ci ay këyit mais jusqu'à présent loolu mënuma ko nangu parce que nag mbër boo ko daan malgré que booy boole ci ay palmarès da nga naan dañ naan Gris Bordeaux Balla daan na ko mais man en âme et conscience au profond de Gris Bordeaux dama ko mës a déplorer yàlla nag may nuyu nag ñu war a bëriwaat def la belle dama mës a wax ni mbër boo koy daan da nga koy dóor mu daan war nga yenu ko ba ci kaw dóor ko suuf loolu la ñuy jàppee mbër bu daan kon ko nag suñu père indiwaat na ko gars yi yàgg koo laaj sama supporters yi bu ma tourné ñu am ne mais xabtaan dafa war a tooy
yàlla indi na loolu boog ñu ngi sant yàlla bu baax pare nag pour waaj pare pour woo Ndakaaru woo fukki première ñaari ci Ndakaaru ak le nouveau fusion entre Fass et Ndakaaru xam nga ku xam ni ku xam kat yi xam ni c'est l'expert comptable de la lutte loolu Mbaye Cissé yooyu ñëpp tey avantage la tey ñu am un grand combat comme combat bi. waaw di gërëm aussi tamit suñu père Gaston ndax liggéey bi muy liggéey ci làmb wane ne saa yu ñëwee mooy donkin wane ne saa yu ñëwee mooy première te yàlla nag mooy may te may na ko ñu ngi ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram ak wérle di ñaan yàlla aussi tamit man sama décision ak li des suma carrière yëpp bëgg naa ci 5 contrats di wax père ba léegi man doyalaguma waaw dama ne di wax père Gaston ba léegi man doyalaguma foqalewu ma aussi mais doyalu ma kon ni ko Gris di waxee làmb war nañ dépasser nga toog benn 1 an di toog benn xaar benn contrat dafay metti ay borom famille lañu ay borom soutien lañu suñuy contrat dañ koy bokk ak doomu aadama yi dañ koy bokk ak nii du doole yi muy man muy Gris muy keneen moo xam mbër bu munti doon kon donc benn contrat ci benn at tey bëri na ay mbër yoo xamante ne seen contrat bientôt léegi njëm 2 ans xoolal noonu ñu toogee ñu yor famille yor njaboot yor soutien donc day metti kon père li nga def nii xàlliwaat nga beneen yoon bu bokkut ak li nit ñi doon xaar ci yow da nga ñëw indiwaat ñaari avance ñetti avance kon ni ko Gris waxee bu gisaatee benn avance ma koy conseil mu jël ko dépendre ñu ci ay kase boo xamante ne dañuy sonal wala dañuy sonal promoteur duñ sonal dañuy xool loo xamante ne mooy yennu maanaa ma liggéey ànd ak yow dooma gaañ duma la gaañ mooy compétir dem xaalis di mën a régler sans problème keneen mën a régler problème donc père vraiment ñu ngi lay sant baax di la gërëm maa ngi gërëm aussi tamit suma staff ndax lii staff bu baax moo koy def di beral loxo spécial Aziz Abdoulaye Ndiaye suma mag suma xarit suma lépp vraiment maa ngi koy ñaanal màkk gi mu dem moom ak njabootam ak famille donc yàlla na yàlla defal jàmm vraiment aussi tamit kontaan naa trop di ñaan yàlla aussi tamit yàlla may ñu si ndam ci ñett avance yi ñu jël yëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di gërëm aussi tamit suma mag Liiru Jaan mais nga xamante doom day Gris la ak Boucher ak Lin ak Pape bi ma fa àndal ak suma rakk Sakes di gërëm Sénégalais yëpp donc vraiment yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin donc loolu laay jot a wax baloo ma laaj ma waxal. balaa ñuy ñëw ci combat bi déjà relation Balla Gaye ak Gaston production surtout père Gaston Mbengue dafa contribuer lu bëri ci sa njalbeenu carrière ak ci li nga xam ne réaliser nga ko sa bopp tey ji ndax mun nga dellusiwaat ci relation boobu ak li nga xam ni yéen ñaar ku nekk jëriñ na ko moroomam. mooy li may wax léegi rek xam nga père moom ni mu ànd ak man noonu la ko ànd ak mbër yëpp Gris wax na ko léegi Moustapha Gueye daan bëri ay 4 contrats 3 contrats di ko bëree di compétir maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne mbër saa yu ñëwee esat wala saa yu amee combat da ngay gis forme ci moom da ngay gis doole ci moom parce que du manqué dara tout le temps mu ngi nekk ci liggéeyam nit amee bureau war a xëy di liggéey suba ngoon mbër bi noonu la ko war a am mu ñàkk jot occupé ci boppam kon daal li may wax lenn la mooy père mu ngi def lu garaaw après nag lay comprendre mais sama relation ak moom yàgg na et est-ce que xam nga ne ba ni may ñëw di wax ak yow nii xaw ma lan la wax ak suma staff ci gàttal billaahi wallahi wa taala damaa wóor xaw ma ba léegi lu ma wax ak Aziz maa ngi moom yàgg na ma ne ma combat bi nga bëgg ba xam man dox ko man ko ok après combat la may yow na ma li laa la fay man ko ok xam naa ne aussi tamit jàppee na ma kon tam moom du ma gaañ sama première kër gi ma njëkk a am muy golf gii aw ma xaalis aw ma dara dama ne ko père man nekkuma fi di bëree di sonn te duma am loo xamante ne ëllëg samay doom dañuy màgg maa may problème mu ne ma loo bëgg ma ne ko kër laa bëgg ma ñëw waxaale kër gu cher ma ne ko nangam la waxee mu ne ko ok ci ma bëre ci ñaari combat ma yàlla dogal ma fay ko kon tey jot na maa dimbali suma carrière jot na maa tam aussi tamit tette wan ma yoon bi kon loolu kenn ku nekk ñaan nga ko yàlla ak promoteur kenn ku nekk ñaan nga ko yàlla ak relation bu baax donc vraiment loolu daal xam naa ko daal nit ku baax la waaw. alors lamb dafa am spécificité merci beaucoup lamb dafa am spécificité. jël comme combat yu bëri.
nu mu tuddati B52 di jàmb jëmale ci Balla Boy Niang di jàmb jëmale ci Balla Gris fas yéene jàmb jëmale ci Balla mais loolu yëpp ci benn nit tamit est-ce que tamit xalaat nga sa bopp tamit nag booy non xam nga lu jógewul ci yàlla ay jullit lañu ay doomu aadama lañ liggéey la ñuy def kenn ku nekk yéene nga sa morom jàmm ak salaam jàmb bi àggaguñ ci li am solo mooy yàlla noppi na xalaatu moon ne dina am contrat 3 xalaatu moon ne ba xam lii dina am ci loo xamante ne démb lañ ko wax ak yow xawma tey ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla miy aare yàlla nañu aar yàlla miy sàmm yàlla nañu sàmm ak mbooloo mu ci lit donc loolu moo jar a ñaan mais bis buñ ci àggee rek di nga xamante ni ku jàmm ñu jàmm rek mais Gris moom jàmmagul day xaar. day xaar alors certificat d'aptitude médicale bi loolu aussi nekk lu bees. lu nga xam ne visite médicale nga indi ko sa adversaire indi ko ci promoteur bi ngeen won ko. parce que loolu daan na am CNG mais ñëw ci promoteur bi indil ko këyitu médecin ni ko wér naa. loolu yaakaar naa ne daawul am. non daan na am. parce que tey ñun balaa ngaa bëri da ngay dem ci médecin mu xool la. nga indi sa. visite médicale voilà sa diggante CNG mais aussi tamit kon bu ko Gris waxee nii. xam nga Sénégalais moom da ngay feebar wala nga am tuuti problème ñu ne non wératul kon ni ko Gris defee nii c'est très important pour mu leeral ne Sénégalais ñi ñaa ngi koy ñaanal jàmm parce que Gris tey bu ñu ko ñaanalu jàmm tey ëllëg ñun ñaanalu suñu bopp jàmm parce que Gris moo ñu mën a may xaalis ñun ñoo ko mën a may xaalis kon nañ koy ñaanal wér ak salaam mu gën a wér mu gën a tawfeex mais lii tam aussi tamit lu baax la xëy na ñoo ngi koy doog a wan promoteur bi nga xamante ne Sénégalais yi jàpp nañ ne lii moo dal Gris wéragul wala mu nekkul ci santé bu baax yàlla dogal na nag mu wane ne santé bu baax laa nekk jàmm bu neex laa nekk kon ñoo ngi ko koy ñaanal am na importance vraiment. wax na ko léegi moom boo koy lim ci sa palmarès. doo koy metti sax parce que nee na daanoo ko. non bii nag mooy acte 2 bi dafa war a leer wëlbët gaañ wala teel mu ni këpp. non munu koo metti munu koo metti parce que xam nga lu tax dañ koo cons dañoo bëree xeex bëre xeex bi mu génn saako yi 3 fois. donc man du man maa ko génne du moom moo génne boppam. règlement moo ma jox victoire mais comme ni ko gars di waxee ndam noo ko amee baax na xeebu ma ndam bi mais gënulu ma. on dit la vérité musuma bëri combat bu yàggee noonu musuma bëri aussi tamit combat boo xam ne jeexul ci ay minutes. donc nag vraiment bëgg naa bii moom kon ni ko sama maam daan defee Fodé Douce-Ba attends photo bëgg naa ko ci kawam. waaw bu soobee yàlla